bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi duñu seetaan ñu ngi lay dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñu ci am mbégte di ci am bànneex bu mag gannaaw bu nu yàlla mayee nu fekkee ñu ngi koy sant bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabil alamina daa dee nuyu nag sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi ñaanal leen yàlla lépp loo xam ne sumb nañ ko yàlla na ci sunu borom def barke defal ñu ko ñun ñi tam nga xam ne dañ caa bokk macha allah ñu daal di seet nag sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy macha allah di leen nemmeeku di leen ziyaara di leen tatagal di leen baalu àq di ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yàggal seen taxawaay ci biir réew ndax am ngeen fi solo loolu ñu seetee ko itam ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux nu ngi leen di ziyaara di leen balu àq bu baax a baax di ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ngeen fi yàgg lool te wér macha allah ndax seen taxawaay am na solo lool macha allah. ñu seetee noonu itam ñi nga xam ne dañu nekk ci cliniques yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñu ngi leen di ziyaara di leen massalu coono di leen nanguloo ndogal ndax yàlla mooy dogal ñu ngi ñaan ngeen wér gaaw dellu seen ay activité ndax daf cay am solo di gërëm itam ñi nga xam ne ñoo leen gunge li ñuy wax saa su ne ndéem ku ne ci jàmm moo bëgg ku ko gunge sàkkatuma ku tëdd hôpital mënalul boppam dara moo tax noonee tey dañuy wax mention spéciale ci ñi nga xam ne ñooy waa ministère de la santé ci kanam tuuti danaa ci ñëw waaye ñu ngi wéy itam ba tey dem ziyaara ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw masalu leen toogaay yooyu di leen wax ne cangaay la yàlla la neex mu doxalee mbir mi noonu bu ñu ko nangoo rek mu yomb bu ñu fa jógee itam lépp loo xam ne doxi nañ ko rek yal na yàlla jàppale leen ci ñu ngi ziyaara ñëpp macha allah di ñaanal ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu saa bu ñu xëyee yal na ko sunu borom gën a yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttali sunu ay wasila fàttali sunu ay maam fàttali sunu ay wayjur yu ñu jege woon lool macha allah yal na yàlla yërëm leen bu baax a baax a baax yërëm wax dëgg yàlla sunu ay soppe wax naa ko sànq sunuy wax sunu xel day sore lool waaye àdduna moo ni mel di ziyaara nag ba tey koo xam ne ku baax la ku tedd la toog jàkkaarloog ñun ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom itam di kontaan ci dalal ajaratu Mami Linguère Diop Mami Linguère saa bu nu toogee fii nag sunu xel dafay dem ci sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla dolli ko leer bu baax a baax ñu ngi ziyaara ñëpp di ziyaara ñëpp duggee noonu Touba dem Ndiassane dem Njaareem dem Tiwaawoon dem Saalum dem fépp foo xam ne daal sunu kilifa yaa nga fa macha allah ma bàyyi la yow itam nga xuus tuuti rek wallaay ndeysaan xanaa daal di jàll ba kër Thierno Samassa fële ca Matam jaar Kolda seet sëñ Thierno Abdourahmane Bari dugg ci kër diine yëpp comme ni nga koy limee rek ndax ku ci nekk da nga ciy bëgg a dégg sa bopp moo tax kon dañuy ñëw door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi lool te wér di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yen bi woyof lool ci kawam waaye noonu la ñuy ñaanalee suñu kilifa diine kilifa aada yëpp noonu la ñuy ñaanalee itam suñu yaay dégeen mu gisee soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jox wàccu waay suñu yaay yi suñu maam yi ak ñëpp ñu ñuy seetaan xam nga nag Eva comme nag bu rëy ci penc mu mag lay daanoo te boo amee gan gu rëy nga koy génne comme tey dañoo amee gan ñi nga xamante ne ku jàq mbaa nga jaaxle sa yaram tàng wala nga am lu la metti ci ñoom nga jëm te boo yeggee ñu dalal la defal la kon tey dañuy dagg foofu nuyoo bi dellu si waat rek joxaat leen seen wàccuwaay di wax ne ànd ak yéen dafa wóor ndax gis nañ ne diggante daaw ak ren macha allah lu bari changé na fi yaay nga xam nga ci dara te tey thème bi xam ngeen mbokk yi dañu démarré woon thème boo xam ne war lañ ko tuddee waaye tey dañu taxaw rek ngir ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa ministère de la santé et de l'action sociale ñu feggoog nag ñoom itam la direction de la santé de la mère et de l'enfant bu ñu demee ba ca kanam soxna si Diagne dina ci dikk bu baax a baax ndoy baan ma bàyyi la nga nuyoo balaa maa dem ci sunu soppe ajaratu Mati Diagne ñi ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp
di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér. di dalal soxna si bu baax a baax. di félicité waa ministère de la santé bu baax a baax. fas yéene ñëw wax ak jeeg mère yeeg paa yeeg bébé yeeg ñoom seen ñoom la ñuy fas yéene waxal ci biir kër yi. wallaay kon boog ku ci yor bébé rek toogal nga déglu. dëgg la da nga cey boole sax goro yi. waaw ndax waxtaan wi ñuy waxtaan ñoom dañ cee am wàll bu baax a baax. même borom boole ci nijaay yi boole ci parce que mbir. xam nga xale day léppi ñëpp macha allah bu ci ñëpp dugalee loxo mu gën a baax. daaw defoon nañ ko daaw fekkee déwén moom laa lay wax soxna Mati yàlla may ñu fekkee macha allah waxtaanee woon nañ fi allaitement exclusif gis nañ ne bañ ca waxtaanee macha allah coup de fil yi dafa dàqe Mia Ndour mi sax làqatu na woote man loolu xam naa ko ne ñu mel ni ñun bu ñuy nàmpal bi daal dafay xala des tuuti. yow nag dangaa dikk tey pour gën a leeral ñuy wax ne ñu ngi fêter semaine de l'allaitement. ma bàyyi la nga nuyoo présenté wu ba noppi. daal di dugg ci semaine bi nga xam ne tàmbali nañ ko macha allah. jërëjëf Eva. maa ngi tàmbali sama nuyoo ci waa TFM bi nga xam ne ñoo ñu dalal tey jii. mais également may nuyu suñu ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr. bi nga xam ne moo ëmb lépp luy wér-gu-yaram ci Sénégal. di ci teg également suñu directeur mooy docteur Omar Sarr mu nga xam ne mooy directeur santé de la mère et de l'enfant. di nuyu également personnelu direction santé de la mère et de l'enfant. bi nga xam ne ñoom la ñuy àndal di liggéey ci biir division bi ñuy wax division alimentation et nutrition bi nga xam ne moo nekk ci biir direction bi nga xam ne mooy saytu lépp lu nga xam ne mooy lekk mooy alimentation ak nutrition xale yeeg population bi de façon globale. mais également may nuyu suñu partenaires yi nga xam ne ñoom lañ àndal. ñoom lañu àndal ci liggéey bi ñu ñuy jàppale techniquement ñu ñuy jàppale financièrement ba nga xam ne suñuy activité dinañ ko mën a def ci biir loolu may nuyu waa USAID USAID ne maam mi nga xam ne ñoo tax ñu toog ci plateau bi tey jii nar a waxtaan ak yéen mais également ñi ngi nuyu suñu yeneen partenaires yi nga xam ne mooy OMS mooy UNICEF mooy Hélène Keller International mooy Kawalor bi nga xam ne USAID la nekk ak partenaires yëpp SNEPS bi nga xam ne ci ministère de la santé la nekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu parce que ñoom ñëpp ñoo àndandoo di xeex bi Eva daaw toogoon nañ fi donc may commencé ñuy sant yàlla mi ñu may ñu toogaay bi ren di fekke ko ànd ak suñu wér gu yaram ànd ak suñu xel donc ñu ngi sant bu baax suñu borom. thème bi nga xam ne nag moom la ñuy waxtaanee tey jii. voilà doon dem de thème boo xam ne dañ ko yàgg sikki sàkka. ñu koy sikki sàkka ngeen dikk nag daal di koy leeral ci suñuy bët ak suñuy nopp ndax dañu doon wax ne xale mën naa naan ndox buy nàmp. léegi yow lay bàyyee kàddu gi. Eva. thème bi nga xam ne tey jii moom lañ développé dafa am thème dafa nekk thème bu am importance parce que. dañuy wax allaitement maternel. suñu xoolee ci statistiques yi mën nañu ne 99%, c'est-à-dire 100 xale yu ñu jël. 99 yi allaité nañ leen mais est-ce que allaitement boobu teg nañ ko ci yoon biñ ko war a teg. loolu parce que suñu tradition la dañoo tàmm xale bu juddu. dañ lay nàmpal. waaw mais nag nàmpal yooyu dafa am recommandation yu nga xam ne moom la ci organisation mondiale de la santé jox moom la ci UNICEF jox ba nga xam ne buñ ko doxalee dina jaar yoon. mais nag loolu ñëpp xamuñu ko. ci biir recommandation yooyu maa ngi commencer d'abord par la mise au sein précoce li ñuy wax mise au sein précoce. mooy lan xale bi bu juddoo. ci waxtu bu njëkk war nañ ko jox weenu yaayam d'abord loolu importance bi mu am mooy yaay ji chaleur boobu nekk ci yaay ji mu jël doom ji te doom ji période boobu dafa soxla chaleur donc yaay ji jël doomam ñu jox ko ween bi meew boobu njëkk ci weenu yaay ji xale bi di ko jël boobu moom lañ tuddee le premier vaccin de l'enfant lu tax le premier vaccin de l'enfant parce que ferñeent yi xale bi soxla yépp mi ngi concentré wu ci meew boobu ba pare yaay ji bi mu nekkee en état de grossesse xeetu feebar yu sew sewaan yi mu doon am ak yooyu yëpp xam nga organisme day lutter bu lutter nag day am ay lu ñuy wax ay anticorps yu nga xam ne mooy tax yaay ji dina résister ba feebar yooyu duñ feeñ ci moom anticorps yooyu yëpp yaay dafa nekk ci meew moom yaay ji jox ko xale bi donc comme xale bi bu juddoo rek déjà jël ween bi am na lu koy aar. est-ce que
donc loolu lu am solo la donc mise au sein précoce boobu nag dinañ ci déglu si waat parce que insister lu tax ñu war a bàyyi jigéen ñi ak seen doom yi bu xale yi juddoo ci première waxtu bi. très bien buñ ci jógee loolu. organisation mondiale de la santé ne nañ def allaitement maternel exclusif. allaitement maternel exclusif mooy xale bi bu juddoo ba muy am 6 mois ñu jox ko weenu yaayam rek meewu yaayam. bu mu jël beneen lekk bu mu jël leneen lu dul meewu yaayam. loolu nag am njariñ bu mag pour xale bi mais également pour yaay ji damay commencer ci xale bi njariñ li muy am ci xale bi mooy dina tax ne xale bi dina jot lekk lekk bi mu war a jot dina ko jot de façon optimale parce que lépp li mu soxla mi ngi ci biir meewu yaayam. deuxièmement dina tax xale bi yenn feebar yu nga xam ne dina ko mën a dal du ko dal ndaxte bi ma commencé ci mise au sein précoce bi ak loolu ñuy wax colostrum bi nga xam ne moo am anticorps yooyu ferñeent yooyu déjà loolu mi ngi ci xale bi dina ko aar ci yenn feebar yi ba nga xam ne xale bi du feebar xale màggaayam tamit dina jaar yoon deuxièmement foofu la xale bi commencé nag am développement cognitif c'est-à-dire cerveau bi di commencé ubbeeku te boo waxee cerveau bi bu màggee ba ca war ça veut dire que xale bi mën nañu espérer que xale bi dina am intelligence bi nga xam ne moo war ci xale bi. maanaam fa la xale bi commencé ràññee. fa la xale bi commencé ràññee. xam nga boo dee waxtaan bu mel nii bu yeetee nii damay bëgg preuve à l'appui. moo tax danga may ma daal di dem nànk à la régie. ne Mia Ndour won ñu benn pàcc rek ñu xam importance su allaitement naka la toll ci xale beeg ndey bi. sunu wergu yaram nañu waxtaan di ci déggoo jàpp naa si muy mag ak ndaw góor ak jigéen nañu di soo jàpp naa sunu wergu yaram nañ ci dugal loxo ñëpp. gëstu yi actuel yëpp wane nañu ku xale boo xam ne dafay nàmp exclusivement jusqu'à 6 mois mooy xale bi nga xam ni du def lu ñu naan du muxuri obésité parce que ñu ci bëree su fekkee dañuy teel a jël lait artificiel suñu amee rek 8 ans lañuy commencé te yaa ngi koy gis ci population bi wane nañu aussi xale bi nga xam ni weenu yaayam rek lay jëfandikoo ba 6 mois ba 2 ans après avec diversification xale boobu du def diabète de type 2 te xale boobu tension am tamit mooy gën a wàcc parce que xale yi dañuy def hypertension gis nga les maternels allaitement maternel li muy aare xale ci feebar yi nga xam ni suñu nekkee mag looloo leen di rey d'ailleurs même ci jumtuyaay yi ñuy jël pour aar ci maladie chronique adulte yi allaitement maternel nampal yaay ci la bokk c'est-à-dire sooy nampal tey da ngay aar ñi nga xam ñooy nekk demain adulte yi ñi nga xam ni ñooy produire ressources yi ci Sénégal ci monde bi da nga leen di aar ci yenn feebar yoo xam ne moo leen di teel a faat muy ay obésité ak diabète ak maladie chronique yooyu ci ces femmes ci jigéen ñi muy cancer du sein ay cancer de l'ovaire yooyu yëpp sooy nampal sa doom du koy faral di dal. donc nampal ween stratégie boo xam ne la wane na vraiment importance am ci wàññi faatu xale yi wàññi feebaru xale yi wàññi aussi coût traitement wu feebaru xale yi parce que non seulement yàlla dafa def mais nga xam ne dafa am ay constitutions yoo xam ne dafay régler problème yu bëri ci xale yi muy am croissance bu normal cerveau di développer normalement mais muy am lépp lu mu soxla ci yaramam pour mun a résister lépp luy infection wala yenn problème yeeg yooyu. waaw sama moroomu jigéen yi nga xam ne ñi ngi toll ci ëmb ak wasin ku ci am doom na nga jox sa doom weenam mu nàmp ko parce que nàmp lu am solo la meew mi lu am solo la ci xale man moom xam naa si dara man vivre naa ñaari expérience yëpp am naa doom yoo xam ne nàmpal naa leen ñoom macha allah feebaruñ dara jotu leen ñi ngi sant yàlla bu baax mais triplé yi nga xamante ne nii moom wax seen liñ nàmp moom doyul man moom ci laa amee coono vraiment. weenu yaay moom lu am importance la daanaka dara yemul na moom
Ibrahima mii nga xam ne dafa nangu woon weenu ndeyam nangu ko ci ñii moo leen gën a dëgër moo leen gën a kii yaay ji ñii dañ daan kii duñu jooy bu jooy moom muy yuuxu bu ko defee ndey ji gën koo yërëm jox ko ween wi ba loolu mooy li waral tey ñu wuute nii fii mu ne kii bi mu doxeek léegi mat na 3 weer ñii raam sax mënuñu ko woon waaw mënuñu ko woon ba fii mu ne doxuñu kon ween yemut ak dara ci kii loolu laay wax. suñu wér gu yaram fagaroo gën di fajoo jàpp naa jot naa ki koy jàggee jàpp naa suñu wér gu yaram fagaroo gën jërëjëf waa régie soxna Mia merci waaye dañuy wax itam jërëjëf ki nga xam ne mooy professeur Ousmane ndax indi na waxtaan wu am solo ci mbir mi waxtaan na ba wax ci waxu maladie chronique yi man damay bëgg nga rebondir ak ci tuuti rek. Eva ñu ngi remercier suñu professeur bu nga xam ne moo ñu jàngal. Ousmane Ndiaye. je pense que li mu wax lu am importance la. maa ngi commencé woon di wax avantage yi mu am ci xale bi mais ci biir avantage yooyu comme ni ko professeur waxee day tax ñu am ci xale yooyu bu ñu màggee nekk ay mag une réduction des maladies chroniques maladies chroniques yooyu nga xam ne mi ngi commencé ci d'abord obésité bu nga xam ne dafay ànd ak yeneen maladies chroniques yi muy ay diabète muy ay maladies cardiovasculaires lu tax loolu parce que xale bi bu fekkee ne dafa nàmp soowu yaayam doy na ko ci quantité doy na ko ci qualité suñu comparé meewu yaay ji ak meewu yeneen xeetu mala yi nga xam ne foofu la ñuy jëlee meew pour jox ko xale yi dafa am différence bu bëri ci composition ferñeent yi te période boobu ko xale yi di jël xale yi seen organes yi nekkul ay organes yu mature juste benn exemple rek laay joxe boo xoolee soowu yaay ak soowu par exemple lait de vache nga jël ci benn ferñeent mooy protéines yi nga xam ne moo nekk ci lait ci yaay ji protéines yi boo demee ci lait de vache day nekk 2 ba 3 c'est-à-dire boo jëlee benn quantité ci yaay ji quantité boobu day nekk double wala triple ci meewu nag bi te période bi ñuy jox xale bi meewu nag bi xale bi organam yi mature ñu pour mën a digérer loolu te en plus xale bi quantité boobu soxlawu ko moom quantité bi mu soxla rek la xale bi di utiliser léegi bu ko utiliser par li ci des ni mu koy daf koy stocker bu ko stocké mu transformé mu nekk graisse ce qui fait que dañu gis léegi de plus en plus xale yi nga xam ne ñooy jëfandikoo xeetu meew yooyu dañuy am ci seen xale dañuy obèse mais le fait que également seen organes yi bi ñu nekkee xale ñu mature ñu leen di fatiguer pour ñu mën a digérer loolu bu ñu nekkee mag dafay retentir donc ci seen wér-gu-yaram ba nga xam ne day indi li ñuy wax les maladies chroniques une augmentation ce qui fait que donc boo nàmpalee bu ñu nàmpalee xale normalement dinañ mën a xeex maladie chronique yooyu bu xale yi nekkee ay adulte. Très bien Ndoye Bane. yow itam papa nga ma bëggoon nga def sa intervention tuuti ci waxtaan nag gis nañ ni wax na ci définition allaitement maternel exclusif def naa wax na ci ak li naan la mise au sein précoce it wax nga ci mais moo bëggoon nga wax ci avantage yi nga xam ni avantage yi allaitement maternel exclusif am ci yaay ji ak ci papa ji ak ci société bi avantage yi mu am ci yaay ji dafa bëri ndax déjà maa ngi leen wax mise au sein précoce déjà rek ci biir mise au sein précoce boobu day tax yaay ji mu am ay contraction utérine mu am ay rétraction utérine di ma c'est-à-dire butéelu njurukaay gi ni mu ubbeekoo woon dafay commencer tëju te buy tëju loolu day tax day aar yaay ji te dañuy wax les hémorragies du postpartum. te loolu dogguma la maanaam dañuy seetlu ne bu doom xëccee wen ci waxtu yu bees yi bu xëccee rek nga gis nga sentir métit bu doy waar. booba nag butitu njurukaay gaa ngi delloo. est-ce que. ce qui fait que femme bi dina mucc ci loolu ñuy wax hémorragie du postpartum te gis nañ ne que mortalité maternelle yi hémorragie du postpartum daf ci am pàcc bu am importance. donc déjà
loolu rek dina ci indi réduction, dina ci indi ay wàññeeku ci mortalité maternelle. Donc loolu benn la. Deuxièmement ci yaay ji bu fekkee da nga nàmpal sa doom correctement dina la aar ci yenn xeetu cancer yi li ñuy wax cancer du sein et cancer de l'ovaire daf la ciy aar te troisième élément bi ci yaay ji entre yaay ji ak doom ji dafa am benn complicité benn lien affectif bu nga xam ne moom la allaitement bi di entraîner ci ñoom ñaar te loolu dafa am solo. loolu dafa am solo ci société bi c'est un avantage énorme parce que gis nañu xayma nañ au niveau international le fait de ne pas allaiter coûte 800 milliards de dollars américains. Et le fait d'allaiter peut sauver 800 000 enfants. Donc ça c'est extrêmement important. maanaam ci wàllu koom-koom. ci wàllu koom-koom. waaw ci wàllu koom-koom. donc allaiter. ça ne coûte jarul dara. li mu jar rek mooy effort bi yaay ji di def toog jël temps toog raxas weenam jàkkaarloog doomam mu koy xool mu nàmpal ko doo. jënd biberon moom ñun suñu sañoon langage boobu sax kenn dootu ko déggati. kenn dootul waxati waxu biberon. doo jënd biberon. du jar ñu koy raxas bañ naan set naag setul. ce qui fait que donc xale bi du feebar biberon bi du ko indil feebar. te ba pare doo dem hôpital. doo jënd garab. très bien boo nàmpali Ndoye Bane mu mel ni xëy na di nga am beneen question. lii dikk sama bopp bi rek. maa ngi adressé wu ak ki nga xam ne itam dafa yor bébé boo xam ne bébé bi gisul yaayam ndax àdduna itam dafa bëri ay zigzag yu ci nekk. ak ki nga xam ne itam dafa jur doom te mënut a nàmpal. kooku itam war na leen gën a jege jox leen bopp. ngeen teg ko ci yoon bu baax. bu ko defee du jaaxle ndax xam naa du ñàkk am na benn Evatra bu ñuy seetaan ma nga naan tiens man mënumaa joxe ween ndax dama feebar waaye bu ci kanamee dinaa leen jox numéro vert du ma ne sax ci kanam léegi laa leen koy jox ngeen mën a woote. moo nekk 800 00 50 50 ku ci am lu la jaaxal rek nga woo leen 800 00 50 50 Ndoye Bane ma dellu si ci yow balay dem ci man ñaari question la lay boole. waaw parce que temps bi bariwul. lan moo différencier les maternelles ak meew yi ñuy jaay ci boutique yi yeneen meew yi. beneen question bi mooy lan moo tax xale bi juddu fii ak amul 6 mois kenn waru ko jox ndox. damay njëkke d'abord ci question bi nga mujjee. xale bi bu juddoo ba am 6 mois. dañ ko war a nàmpal kenn waru ko jox ndox. te loolu jóguñu rek wax ko dañ ko jëlee ci ay preuves scientifiques. soo jëlee meew. meew yaay nga ratt ko ci kaas boo ko rattee ci kaas nga bàyyi mu reposer. boo ko xoolee nga diviser ko fukki pàcc. benn pàcc bi rek 1/10 bi moo am li nga xam ne mooy dundal xale bi. mooy ferñeent yi nga xam ne mooy dundal xale bi 9/10 yooyu yëpp ndox la donc xale bi buy nàmp ndox mi nga xam ne moom la war a naan pour yaramam dina ko am ci soowu yaayam ba mu doy donc xale boobu soxlawul ndox li ñuy wax kay mooy yaay yi na nàmpal doomam tout le temps chaque fois que xale bi bëgg na nàmp na ko nàmp parce que en même temps que mi ngi koy dundal en même temps mi ngi koy jox ndox mi nga xam ne mi ngi koy naan la beneen question bi mooy différence bi nga xam ne am na entre meewu yaay ji ak meew yi jënd ci boutique yi première bi mooy meewu yaay bi lara mënu ko remplacer ay ferñeent yu ci nekk yu nga xam ne sunu boroom da ko tënk sunu borom moo ko defaral boppam tënk ko teg ko léegi nag yeneen meew yi dañuy jéem a jël di ko fabriquer di rapproché wu ci lait maternel mais toujours am na différence wax naa la sànq ne la soo jëlee meew lait maternel nga jël lait de vache ferñeent yëpp composition ferñeent yëpp dafa am différence très bien mais bi nga xam ne moom la xale bi mën a naan te ay organam di ko supporter parce que boo lekkee dara pour mu jariñ la il faut que sa organisme assimiler ko il faut que sa organisme digérer ko pour nga mën ko transformer sa yaram utiliser ko yooyu yëpp nag xeetu ferñeent yëpp dafa xaw a ëpp tuuti li ñuy wax benn organe bu ñu tuddee codex alimentarius mi ngi nekk di liggéey pour normer
xeetu meew yooyu bu nga xam ne dinañ rapproché wu le maximum. voilà du lait maternel mais toujours lu am importance mooy xeetu meew yooyu dañ leen di tuddee ay substitut du lait maternel. Substitut du lait maternel dafa terme la bu am importance bu am signification. parce que lait yooyu même bu fekkee ne dañ koy utiliser warul remplacer le lait maternel. leer na en tout cas de 0 jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois aussi même buñ koy utiliser dafa war a compléter. mais toujours dañ leen di tuddee ay substitut de lait maternel parce que waruñu remplacer lait maternel. dañuy topp rek waaye duñu jiitu. parce que xale bi dañ ko recommandation OMS ak UNICEF. xale bi dañ ko war a nàmpal ba jusqu'à 2 ans. et même au-delà. si c'est possible diine sax ñun dañu nekk di wax recommandation OMS ak UNICEF mais diine ci boppam loolu la ñu wax. bu ko defee nga mën a soreel sa njur. bu ko defee xale bi tam nàmp ba ànd ak xelam ak léppam ba noppi. yow di nga wér gone gi dana wér baay bi tam dana nekk ci jàmm. effectivement pour compléter un peu ci Ndoye Bane li mu doon laaj avantage bi ci yaay bi mooy planification familiale bi nga tudd léegi. dëgg la actuellement Sénégal mi ngi abrité benn rencontre bu mag. le partenariat de Ouagadougou sur la planification familiale. bi nga xam ne day tax jigéen ñi. vraiment di def seen planification di jur seen ay jur parce que kenn terewul jur planification familiale terewul jur mais dafay wan nit ñi nu ñuy war a jure ak nu ñuy war a mën a toogee ba mën a toppatoo seen bopp toppatoo seen njaboot. te àddunaa ngi bare coono mbokk yi. boo defaree sa bopp defar sa doom defar sa kër rek di nga am jàmm. yooyu yëpp dafa bokk ci liy baaxal koom-koom. Ndoye Bane dafa posé benn question sànq buy wax ci différence su meew yi. moom docteur Mati Diagne daa dee wax ba tudd wàllu soow mi ak ndox mi léegi dañuy leen di indil benn élément bu leen di gën a leeralal waxtaan wi. sunu wergu yaram nañu waxtaan di ci déggoo jàpp naa si muy mag ak ndaw góor ak jigéen nañu di soo jàpp naa sunu wergu yaram nañ ci dugal loxo ñëpp. waaw xam nga comportement bi soo gisee sax peut-être parfois mën nañ ko justifier parce que ñun suñu entendement mënuñu comprendre que nit di toog te du naan ndox waaye li ñu war a xam mooy meewu lait maternel meew bi. pratiquement majorité yëpp ndox la 80% d'eau xale buy nàmp meew parfois du soxla du tout parce que li mu soxla ci ndox mi ci lait maternel bi inconvénient mooy lan mooy que soo ko joxee ndox partie boobu nga xam ni li nekk ci meew bi mooy nutriments yi lipides yi protéines yi oligo-éléments yi fi mu war a occuper ndox rek moo koy occuper donc mun na empêcher croissance am alors que soo koy jox lu dul ween bi non seulement dina màgg te li mu soxla ci ndox yëpp da koy am je pense que ay pratiques yoo xam ne dafa yàgg am te dafay metti ñu dindi ko tôt mais il faut que ñu insister di ñaax grand-mère yi di ñaax entourage yi ci importance su kii boobu le fait que meew bu yaayam ndox la pratiquement à plus de 80%. ween am na ndox bu doy am na ay vitamines yu doy. am na lépp loo xam ne nit mën na koo le ci lu mel ni ndawal wala jën wala ay fruits wala ay légumes suñ borom da koo dëxañ ci biir soow te itam doom dafay naan ba pare doog a nàmp maa ngi wax goro yi ne lii may wax nii buñ ko bëggee xam nañ jël kaasu ataaye ñaari kaasu ataaye ñu ratt ween bi ba ratt bi yàgg ñu jël boobu teg fee léegi ñu jëlaat beneen ratt danañu gis ni sow bi ñu njëkk rat moo gën a ndoxe sow bi ñu mujjee rat moo gën a far bu njëkk bi mooy naan bi bu mujj bi moo def bagage yi. soow am na ndox soow déggoo di ko tubaab tuddee sax da ko de c'est un aliment complet maanaam mooy lekk bi nga xamante ni lépp la nga ci lépp lu xale bi soxla mu ngi ci soow mi am na ndox looloo waral dañ leen di expliquer ne le booy nàmpal bul joxe ndox ba juróom benn weer. bu fekkente ne bi amul ndox luy tax ñu naan bul jox ndox xale bi du dem tuur ndox pourtant xale bu nàmpee ba suur dafay tuur ndox. te heure bu nàmpee ba suur bu tuuree ndox xamal ne meew moomu rees na dañ koo war a nàmpalaat kon nàmpal bi lu mu gën a bëri mu gën a baax dina tax xale bi du xiibon dina tax xale bi du manqué ndox ci yaramam mais bul jàpp ne dafa tàng ndax heure bu tàngee nàmpal ko soo yëgee ne mar na naan nàmpal ko loolu tax nàmpal bi di war a bëri. ñun xar yi nga xamante ni dañuy judd dañ leen tere naan ndox
ñeenti weer doom xar ñun dañ koy tere ndox ñeenti weer surtout nag nit walla dañ koy tere ñeenti bi nga xamante ne dem namp rek boo bëggee ñëw ndox mi dañ lay dàkk su loolu mooy tax xar mi dëgër du nekk kii bon waaw surtout nag nit ki kon defe naa ne suñu xalaat foofu daje nañ foofu ñun sàmm yi. Nampal ak weer kese. ndeysaan ñoom yal na leen yàlla sàmm ñoom itam mami nampal ak ween kese waaye boo dëkkee ak Eva Tra muy sa goro léeg-léeg nga dem ca marché ba yàgg ca marché ba gone gi jooy du xam ne daf la war a xaar wala ba ngay dem da nga waroon rattu ween bi def ko fenn foo xam ne bu gone gi maree wala bu jaaxlee ñu jox ko dafay daal dee yoot nànk dem jël ndox ma jël jox sa doom balaa ngaa dikk lan ngay wax ci loolu ju wallaay xanaa delluwaat njukkal rek docteur Maté ñi mu àndal ñëpp di wax ne waxtaan wi amati na solo ndax li ngay wax ni daf may fàttali ñun suñu bi ñu gën a nekk xale dañ daan dégg ñu naan xale bi su nampee ba pare boo ko mayul ndox put bi dafay weex ndax nampit boobu man mi toog dégg naa ci waaw ñu ne nampit boobu moo ciy weex mooy tax xale bi di gën a jooy waaw kon loolu luñ daan waxtaanee nii rek la woon kon ndaxte xam nga maire yi dañuy bàyyi ba nga ne dafa tàng wala dara comme li Eva wax soo génnee rek ñu njëkkante daal di jël xale bi sol ko ndox ndeke kon ñi ngi gaañ ndax li tax ma jàpp ne ñi ngi gaañ mooy xamuñu ñun naka lañ ko war a doser ndeke li yaa ngi gaañ xale bi yaa ngi indi beneen problème kon man loolu lu may yéem la mais man li ma bëggoon laaj mooy dama dégg sànq nga ne ak ni ñuy nàmpalee naka lañ war a nàmpalee docteur Maty nu ñu war a nàmpale nag loolu dafay question bu am importance nga ma posé très bien parce que booy nàmpal xale dafa am attitude bu nga xam ne yow war nga ko am et d'abord première attitude bi nga war a am mooy yow yaay ji booy nàmpal da ngay set sa ween dafay set sa ay loxo yi ngay téye sa doom dafay set sa toogaay aussi dafa am importance parce que booy nàmpal sa doom da nga war a toogaay bu jub téye sa doom téye bu nga xam ne yow sa doom bu sexee ween bi bu ni mu ko sexee boo sëggee nii yéen seen ay bët day ñeent da ngeen di jàkkaarloo te xale bi boo koy nàmpal nga téye ko noonu muy nàmp da nga koy bàyyi mu nàmp ba nga xam ne moom ci boppam mooy génneel boppam gémmiñam ci ween bi loolu premier élément la deuxième chose xale bi bu nàmpee ba pare tant que ween bi nga koy nàmpalee jeexul waroo ko changer beneen ween soo ko nàmpalee ci ween bi ba mu jeex nga gis ne que xale bi suurul nga doog ko jël changer ko beneen ween comme ça moom it mu nàmp ci ween boobu parce que boo njëkkee benn ween bi da ngay dem ba nga xam ne dafay vide carrément bu vidé carrément nga jël beneen ween bi complété ko su fekkee ne que suur na ci bii booy nàmpaat nga jël beneen ween bi te en plus de cela xale bi aussi boo koy nàmpal da nga war a toujours teeylu ko di ko teeylu di ko xool parce que ci biir nàmpal boobu ngay xool sa doom mu lay xool dafa am cofeel bu bëree bëri bu nga xam ne dina am seen diggante te loolu dina participer ci màggaayu xale bi parce que booy lekk te sa xel dalul sa fit dalul aussi la ngay lekk du la jariñ dara donc le fait que yaay ji jël tempsam xool doomam xelam dal doomam rey loolu aussi dafay participer ci màggaayu yaay ji ci màggaayu xale bi te xale bi kenn waxul nekk dañ koy nàmpal benn yoon wala ñaari yoon chaque fois que xale bi soxla na ko dañ ko war a nàmpal xam naa bu boobaa yaa nga may laaj waa ñii liggéey yi nag ñii liggéey yi c'est vrai que loolu mooy seen difficulté ñu war a toog à tout moment chaque fois que xale bi soxla ko di ko nàmp ñu koy nàmpal mais am nañ yeneen astuce yu nga xam ne jigéen ji mën na ko def dafay ratt meewam te su rattee meewam du ko def fenn fu dul ci benn kaas la koy def bu ko jëlee bu ko gardé ci frigo mën na nekk ci frigo pendant 8 heures de temps du def dara mën na ko génne bàyyi ko à l'air libre pour un certain temps meew boobu nag mën nañ ko jël def ko ci kaas jël kuddu ña ngi fay bàyyi heure bu xale bi soxlaa rek ñu yëkkati ko jox ko mu daal di nàmp donc noonu la ñu mën a fexe ba nga xale bi du raté benn yoon heure bu mu waree nàmp bu dul loolu aussi ñun ci sunu ay stratégie ak sunu promotion allaitement maternel ak soutien bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a apporter les mamans ñu ngi def plaidoyer pour que structure yi nga xam ne liggéeyukaay la
pour que ñu mën a def benn espace d'allaitement bu nga xam ne jigéen ñi dinañ mën a indi seen doom yi. démb rek maa ngi woon Tambacounda. ñu am fa atelier. biñ nekkee ci atelier bi dama fa gis lu ma yéem. mu di benn femme. infirmière la. jóge ci beneen district def naa xaw ma en tout cas ci beneen district gu Tamba la jóge bi muy ñëw dafa indi doomam. ñi nekk ci biir salle bi ni mu toogee dafa boot doomam bu doom ji xawee yëngatu tuuti mu xam ne doom ji dafa bëgg nàmp mu génn nàmpal doomam dellu siwaat boot doomam toog di déglu li ñuy wax di suivre li ñuy wax. mu nekkoon lu ma impressionné parce que je me suis dit que kii. ñu ngi ci liñ ko sant gis nañu aussi loolu macha allah benn jigéen boo xam ne xaw ma vigile la xaw ma. ci internet bi mu am fu mu toog moom itam. waaw bu baax jox doomam. lii moom mën naa ci teg sama bët nàmp li ngay waxtaan ni dafay yóbbu sunu xel ñu ngi wax ci njalbeen ne daaw dañ fi dikkoon di waxtaan. ñu bëggoon xam ndax waxtaanu daaw bi am na lu mu jëriñ. Eva waxtaanu daaw bi am na lu mu jëriñ am na lu mu jëriñ lu bëree bëri. tabaarakallah. ñu ci sant yàlla bu baax. di sant aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal di ci liggéey boobu. di ko commencé ci yéen. suñu partenaires yi ak personnel de santé bi. d'abord dans un premier temps. biñ génnee ci émission bi jigéen ñu bëri dañ ma doon woo ni ma mais docteur mais yéen li ngeen di wax ñun dañ ko xamuñu ko. mais buñ ko xamoon ñun duñ def loolu. parce que ñun suñ demee di jënd meew. buñ demee di wut biberon jànq yi ñuy bàyyi suñ kër amuñu yaakaar ci ñoom et tout. suñ doom yi di feebar mais ñun buñ xamoon li ngeen di wax nii. kon ñun duñ ko def. waaw donc ñu bëri dañ ma doon woo téléphone. tout le temps donc pour dire que communication bi dafa commencé fii. mais communication bi dafa continuer. biñ jógee fii communication bi dafa continuer. deuxième chose mooy bi ñu defee suñ enquête démographique de santé. Sénégal. 2017 ñi ngi woon ci 36% de taux d'AME. mais biñ ko xayma. 2016 parce que ñi ngi woon ci programme 2017 biñ ko xoolee 2017 ñu ngi ci 42%. donc yokk na ñaata point 36 ba 42%. yéeg na macha allah. te loolu vraiment dafa am importance may encourager ñëpp di féliciter ñëpp parce que déjà c'est un bond que nous avons fait. communication am na solo. communication bi am na solo te may ñaan communication bii ñuy def ñuy continuer parce que nit ñi bañuñu. dañu xamul. dama la ci yekkal benn dama ànd ak sama yaay ca fële Gaspard Camara ba ma demee fekk benn yaay ju bees bu toog xam naa ma ngay ree doom ji jooy bu baax a baax. boobu infirmière yi di ko gunu ma ne ko yow xale bi nàmpal ko mu ne ma nàmpal naa ko ma ne ko jox ko ween mu jox ko ween man ko nii nga ko bëgg a nàmpalee mu ne man ko ñun jàngalu ñun ni man ko docteur Mathilde waxuñu li sama yaay gëstu ne ma waa yow awa yow lu la ci ma ne ko nigal ma woon na ni muy nàmpee ba ma tegee xale bi ci posture bu baax na mu war a toggee ba mu ko joxee ween bi xale bi daf ko xëcc daal di tiire nàmp bu baax yow buñ la tegalee boolu ceebu jën lu mu neex tegal la ban bu damm noo koy lekkee mu daal dee res ci jàmm mënta am Adja Linguère bismillah yow itam ndax bokk nga ci waxtaan wi damay def topp fi Eva génn noonu damay dégg ñu naan boo téyewul xale bi ci bopp bi cuukeel bi dafay génn tellement que kon loolu mooy waral ñuy bank xale bi beneen bi nga wax itam mooy yàkkamti bi ñun dañuy yàkkamti dëgg la joo mooy yaa ngi dawal leneen loo xamante ne xëy na man damay gis ne toog jël sa temps nampal xale bi moo ko ëpp farata parce que xale bi su feebaree dootoo talati li nga doon dawal ci kër gi dootoo talati liggéey bi nga doon dawal mais daf ci am tamit papa yu nañu ma baal yu ute ak ndooy baan yu irresponsable parce que bu fekkente ne yow xale bi bu dee jooy yàkkamti nga yaay ji génn néeg bi wala yaa ngi naan ko kaay sama chemise bi fii sama bouton bi fii may ma ndox ma naan kooku kañ lay am temps pour nampal doomam wax leen ak papa yooyu tamit dëgg la xam nga ci allaitement maternel dañuy wax protection soutien et promotion de l'allaitement maternel donc ñun agent de santé yi am nañ ci wàll war nañ ñu waxtaan mais également société bi am na ci wàll war nañ soutenir famille papa yi commencé ci papa yi war nañ soutenir famille ba nga xam ne dinañ ñoom seen bopp ñuy inciter seen jabar yi di xool seen jabar yi ndax ñu ngi nàmpal xale yi wala nàmpaluñ xale yi di waxtaan aussi ak seen jabar yi waxtaan bii ñuy wax
jigéen ñi war nañ ko dégg góor ñi war nañ ko dégg parce que njariñ bi sax def naa ci góor ñi la jiitu parce que tey jii bu xale bi feebaree xëy na yaay ji dina dem tëdd hôpital waaye ku góor ki tam dina dem pharmacie jënd garab. donc maanaam ñu dimbali xale jigéen ñi ñu mën a respecter recommandation yi nga xam ne moom ngeen bëgg ñu suivre ko ñu jàppale leen ci loolu. tamit comme ni ko soxna Mami waxee. ñu leen di bañ di bunduxatal ba nga xam ne seen xel ak seen fit du nekk ci ñoom bañ mën a toog nàmpal seen doom parce que jigéen booy toog di nàmpal sa doom sa xol dafa war a féex. dëgg la nga kontaan di xool sa doom aussi di kontaan loolu nga xam ne mi ngi koy jël ci yow aussi di am njariñ ci moom. effectivement Touba toujours loolu am na solo xam naa loolu ci obstacle yi la bokk parce que am ngeen ci ay obstacle yoo xam ni soo leen sañoon mu tegee ko ci. ma bëggoon leen laaj ban rôle personnel de santé bi ban rôle la ci am. Mami jokk na ko léegi mais xam naa ni question bi eggul. ak durée bi nga xam ne moom la arrêtement war a am. personnel de santé bi ñoom am nañ ci rôle bu bari bu ñu xam ne moom lañ ci joué. personnel de santé bi wax nga ko mais également communauté bi parce que gis nañ ne que au niveau de la santé. il faut que ñu liggéey avec les communautés il faut que mu am ay organisations communautaires yu nga xam ne ñoom ñooy les premiers relais. ñu nga xam ne tamit war nañu waxtaan ak ñoom. relais communautaires yi mais personnel de santé bi seen rôle dafa am importance parce que personnel de santé bi. warul xaar ba xale bi juddu mu soog a wax ak yaay ji. premier jour ba yaay ji ne càpp mu xool ko. yaay ji nekk en état de grossesse la war a commencer di ko defal li ñuy wax les consultations prénatales. te ci biir consultation prénatale bi dafa war ko waajal nu muy nar a allaiter doomam commencer di wax ak moom ci allaitement bi te ci premier wax boobu mooy commencer di wax ak moom ci mise au sein précoce bi. di ko xalaat wax ne ko sa doom de heure bu la yàlla dee may jàmm ci première heure bi war ngaa nàmpal sa doom. te wax ko ne ko gis nañ ne ci suñ tradition. jigéen ñi bala ñoo ñëw wala dañuy am doom ba pare ñu leen di indil toqantal li ñuy wax loo eau bénite bi. wax femme waxtaan ak moom ne ko loolu bu fekkee ne dem nga ba xam ne mënul ñàkk. boo fekkee ne que yow toll nga ci sa weer. nga préparer ko denc ko. heure bu nga xamee ne nee nga càpp booy ñëw nga indaale ko nga xam ne sa doom boo wasinee rek mën nañ ko defal. nga daal di koy nàmpal. xale léeg-léeg mu xaar juróomi waxtu de pour ñu soog koo jox tokkantal. loolu nag le plus souvent nag loolu tamit day participer ci liy faagaagal xale yi ba xale yi daal di. dama doon bëgg laaj Oustaz Taïb bu fi nekkoon ndax bisimilahi rahmaani rahim. matul toqantal. mat na toqantal parce que laaj nañ ko. ay sëriñ yi xam naa du ñàkk sax am na ci benn imam bu ci ñëw waxtaan. laaj nañ leen ko ñu ne bisimilahi rahmaani rahim rek. gis nga de doy na. pour que nga mën a jël raxas sa ween. daal di jox sa doom. mu daal di nàmp léegi waaw léegi damay àggale. ci loolu. dañu gis ne que te loolu sama mbokk prestataires yi laay waxal. dañu gis ne que dans les hôpitaux parce que temps yi defoon nañ benn xayma. ci biir hôpitaux yi ñu gis ne que femmes yi nga xam ne dañ leen defal césarienne. waaw bu ñu leen defalee césarienne dañ leen di taqaleeg seen doom pendant 3 jours. yóbbu leen di leen jox yeneen meew yi. ñun soppuñu loolu. li nga xam ne moo doon gën même bu fekkee ne que période boobu xëy na yaay ji am na douleur wala am na dara ñu fexe ba yaay ji ratt ween bi pour. ñu jël ko ci kaas di ko jox xale bi waaye soppuñu période boobu ñu jël beneen meew di ko jox xale bi su fekkee ne rek yaay ji césarienne rek lañ ko defal. donc loolu aussi lu nga xam ne ñun agent de santé ñun ñu ngi ciy waxtaan pour que pratique yooyu que ça soit dans le public que ça soit dans le privé. mu jóge ñu jóge fii. loolu ban bisimilah ba tey ñëw ci alimentation de la femme. enceinte allaitante. par ñoom ñi ñu woowee xaw ma dañoo nef ak ñoom seen. ñoom lan la ñu war a dundee pour mën a làmpal xale bi ak xale bi tamit suñu ko toogee jox ko ween ba mu am 6 mois est-ce que am na beneen alimentation boo xam ne war nañ ko cee mën a yokk ba keroog muy am 2 ans. li nga laaj itam lu am solo la. parce que bala ñoo wax alimentation xale bi. alimentation yaay ji la ñuy wax. yaay ji bu nekkee en état de grossesse buy allaiter yaay ji itam dafa war a am benn alimentation bu saine alimentation bu équilibrée alimentation bu jaar yoon. yaay ji dafa war a lekk c'est-à-dire xeetu lekk yi nga xam ne moom la war a lekk li nga xam ne war na lekk lu nga xam ne ay xeetu lu am protéine
lu am glucide lu war a am lipide yooyu nga ferñeent yooyu nga xam ne da koy tabax di ko aar di ko jox sawarte mais également ay li nga xam ne ay xeetu vitamine mais ci biir lekk boobu aussi am na yenn xeetu lekk yi nga xam ne yaay ji waru ko ëppal ndaxte mën na ko am ñu mu koy jural warul lekk lu nga xam ne dafa bëri xorom parce que gis nañ ne jigéenu wéri yi am xorom hypertension artérielle daf leen di yomb donc ci biir lekk boobu tamit na lekk lu normal di ko lekk ci quantité bu doy mais bu mu ko ëppal bu mu ëppal xorom bi bu mu ëppal diwlin bi bu mu ëppal sukkar bi na koy lekk yaay ji tamit di am hygiène de vie hygiène corporelle di set ci boppam di jëfandikoo ay yëre yu set pour moom tamit mu bañ a am yenn xeetu feebar yi parce que moom jigéenu wéru yenn xeetu feebar yi aussi da koy gaaw a wàññi ce qui fait que yaay ji bu amee alimentation bu équilibré boobu day tax tamit parce que doom ji ci biir grossesse bi aussi ci yaay ji li muy dundee ci yaay ji la koy jëlee donc ci bu fekkee ne yaay ji am na lekk bu baax ci période de grossesse boobu day tax xale bi am li ñuy wax un développement intra-utérin normal. Très bien. Ce qui fait que xale bi buy juddu dafay am poids de naissance bu baax poids de naissance bu nga xam ne bi ci gën a tuuti mooy 2500 grammes. 2 kilos 500 donc au moins mu am loolu wala lu ko ëpp. donc vraiment loolu la maintenant xale bi bu juddoo bañ defal ko mise au sein précoce defal ko allaitement maternel exclusif. dañu wax ne que xale bi dafa war a continuer allaitement maternel bi ba am ñaari at ak lu ko tegal mais. gis nañ ne que à partir de 6 mois meewu yaay ji doyatu ko donc il faut que xale bi am beneen xeetu lekk bu nga xam ne dinañ ko defaral di ko jox xeetu lekk boobu nag ñun li ñu ci taamu mooy ñu bañ a dem ci ay grandes surfaces yi di jënd yu nga xam ne dañ ko fabriquer def ci ay doo xam date de péremption bi étiquetage bi du leer yaay ji ci boppam ci biir këram ci aliments locaux yi nga xam ne moom la am mën na ci fabriquer doomam ay lekk yu ndawaan yu nga xam ne dina ko yu frais mën na ko togg ruy bu baax defal ko ci soow def ci buy sax waaw def ci yenn ferñeent yi nga xam ne dina tax xale bi loolu lañ ko tuddee bouillie enrichi li nga xam ne légumes yi xale mën na ko defal benn purée de légumes mën na ça en fonction de âge xale bi mën na si def jën mën na si def tuuti yàpp xale bi buy màgg mën nañ ko defal ay si purée de fruits yaa ngi loolu mën na ko def mixeur yaa ngi fi da nga koy baxal rek jël def ci biir defar ba mu baax ba xale bi mën ko lekk nga jox ko mu lekk bu xale bi dee màgg yi am na yeneen xeetu lekk defar nañ fi sax benn recette bu nga xam ne USAID yaa jënde moo ñu ko baaxale recette boobu ay xeetu togg yu nga xam ne ci sunu ferñeent yi lañ koy jële lu ci mel ne ay ngurubaan lu ci mel ne ay sepp yi lekk cosaan yu nga xam ne mën nañ ko defaral xale bi waaw defaral ko xale bi di ko jox nag repas yooyu nag dinañ ci taamu ñu ko jox 3 ba 4 fois dans la journée mais du tere meew bi namp bi moom day continuer te dañuy préférer ñu nampal ko ba pare bala ñu ko jox Mia am na dernier élément bu mu ñu war a tegal su ma juumulee bu ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ndax mbir mi dafay gën a motal rek waxtaan wi sunu wergu yaram nañu waxtaan di ci déggoo jàpp naa si muy mag ak ndaw góor ak jigéen nañu di soo jàpp naa sunu wergu yaram nañ ci dugal loxo ñëpp. je pense que jàppale kuy nàmpal lu important la ci famille sax nit ñi dañu war a jàppalante jëkkër ak jabar dañu war a jàppalante parce que nàmpal yomb na yombul yomb na. parce que technique bi ñëpp xam nañ ko yombul su fekkee da nga nekk ci environnement boo xam ni dañ la bàyyi ci la nga nekkee rek ni la débrouille-toi alors que nàmpal pour mu am réussite il faudrait que jëkkër ji jàpp ci mu adhéré ci parce que mooy encourager femme bi il faut que ñi nga xam ni parce que ñu ngi Sénégal ñu ngi Afrique dañu am ay cosaan que ñi nga xam ni dañu am une voix ci famille bi muy maam yi ñooy goro yi muy jëkkër yi ñu jàppale leen bu baax. bu leen may ndox ba am juróom benni weer wax nañ dëgg itam ndax lu ci am na solo man de wax rek dama daal maye ndox bu njëkk bay am doom moom dama daan maye ndox waaye léegi saay goro bayewuñu ndox
sama goro bi moom ku ci am doom dangay bàyyi ba am juróom-benni weer doog a may sa doom waaye nag ween la ñu nàmpale moom. léegi nag ñi ngi naan juróom-benni weer moom ngay toog soog a jox sa doom ndox mu naan ndax ay feebar ay lu yi xew rek ci jamono ji. waaye léegi comme noonu la ñun ku ci amati doom bu soobee borom Tuuba ñu ne leen toogal ba am juróom-benni weer yi ñu wax yi docteur yi wax ñoom ñi xam tey dinu tere te li nuy tere sunu njëriñ la sunu wantaas sax ñu def noonu ñu wax ndax moo nuy may ëllëg njëriñ moo nuy may ak wér moo nu yokk sunu wér yokk xale bi wér ak wér li bu leen nëbbatoo may ndox da boo leen nëbbatoo may ndox ñoom li ñuy tere ci ñoom day feeñ ci ñoom ko def da nga koy yóbbu dispensaire di ko faji ñu lay bindal ordonnance moo tax ndax loo ci sàcc defal leen ko moom dina feeñ ci moom buñ la ko tere bàyyi ko bu ko sàcc yaa ngi koy dégg man moom nanguwuma loolu luñ ma tere dama koy bàyyi dama ko nangoo sàcc surtout docteur. su ma ko demee sàcc ndox may ko mu naan ndox boobu mën na koo indi problème mën na koo indi bi buy daw wala mu indi ko feebar si moom dégg nga moo tax man dama koy bàyyi ba mu am juróom-benni weer ba am kàttan ma jox ko ndox. ñun dañ daan jox ndox boo amee lu mot 15 jours nga jox ndox ndax tàngoor bi loolu dañ ko daan def waaye ba tere ndox xewee ak léegi boo amatee sa doom danga koy bàyyi ba mu am juróom-benni weer loolu ju wax nañ ko nu ko ndulo ba mu am juróom-benni weer nga jóg koo jox ndox mu naan. sama doom bi am na ñu ma nàmpale ween kese am na ñoo xam ne it avant dama leen a bi ma nàmpalee ween kese may naa leen ndox si diggante bi waaye wute na am na changement bi mu amee changement ñi ma nàmpal ween kese bàyyi leen ba am juróom-benni weer ñooñu noo ëpp kàttan noo ëpp tiwite ñee ma nàmpal jox leen ndox avant booba nag xaw ma ko woon ñooñu bari fi mu nekk nii ay xiibon lan si amuñu kàttan googu te it ay xiibon lan daal dañu yomba feebar wax dëgg gis naa si changement moom moo tax fi mu ne nii ba fi mu ne su ma amoon doom nii sax dama koy bàyyi ba mu am juróom-benni weer ma sa koo nàmpal sama jabar ma gën sa kër ga ku si am doom maa koy supporté ba mu am juróom-benni weer nga soog koy. sunu wergu yaram nañu waxtaan di ci déggoo jàpp naa si muy mag ak ndaw góor ak jigéen nañu di soo jàpp naa sunu wergu yaram nañ ci dugal loxo ñëpp. sun borom lépp la fa dëxëñ mënuma koo lim lépp lu doomu aadama soxla sun borom defal na ko ko fa ndax amul bëñ mënul tibbal boppam mënul toggal boppam mënul demal boppam leen sun borom daa jël lépp lu sotti def ko si weenu yaayam ni ko nàmp ko am na loo xam ni kenn mënu ko tudd kenn mënu ko wax ndax sun borom rek moo ko xam doom dina ko jële ci yaayam muy dem ci moom ndax loo xam ne la daal mën naa wax ni comme xale yi ni ñuy waxee ay message la yuy jàll ci diggante doom ak yaay te loola message boobu day jàll ci diggante xale bi ak maam ja diggante xale bi ak jànk ba ko war a téye kon ñooñu bu ñu téyee ci bébé bi dimbali ko ba mu nàmp ci weenu yaayam xale bi su màggee da leen di bëgg kon ñooñu bu fekkee dañoo bëgg xale yi bëgg leen bëgg xale yi wér bëgg xale yi màgg nañu dimbali xale yi ñu jot ci seen weenu yaay. yàlla may doom bi doom ji laata ñëw dafa am añ ak reer ak ndékki bu ko yàlla préparé fu mu ko paree ci sa weenu ndeyjoor ak sa weenu càmmoñ kon nooy def mooy jox ko ndékkeem loolu jox ko añam boobu jox ko reeram boobu nga xam ne añam beeg reer beeg ndékki li vitamine bu ne mi ngi ci biir lépp sunu borom mi ngi ko ràbb ci soowu jigéen moomu kon li may wax jigéen mooy kon soo amee doom fab ko jox ko soow moomu dina tax mu doon la dina tax mu nir la dina tax mu nekkal te su ëllëgee it fu mën dem di ñëwaat rek ne yaay na nga def.
waa régie gërëm nañu leen waaye itam gërëm papa yi nga xam ne ma yëgal la ko docteur Mati ñu ngay def signe dina kontaan nañu ci émission bi mu mel ni ku ci mel ni Ñaa Fay sunu nijaay sunu xarit nee na vraiment mi ngi ñuy féliciter parce que émission bi charmé na ko ci biir loolu faaw nga may ma nag ma remercier balaa waxtu waa jot UNICEF dafa bokk ci ñi leen dooleel pour que émission bi tey am OMS daf caa bokk Hélène Keller bokk ci nutrition internationale Kaolor ak ñi nga xam ne ñooy waa USAID noonu la bu ma juumee nga rectifier ma USAID NEMA noonu la defe naa USAID NEMA moom moo ñu financé activité bi ñu leen di remercier parce que daaw aussi ñu nag waa USAID NEMA la woon fii ci plateau bi ñu jàppale ñu bu baax a baax jàppale ñu ci financièrement mais également techniquement te je pense que techniquement bi dafa am solo parce que dañ fa am ñu nga xam ne ñu xarañ ñu nga xam ne vraiment li nga xam ne moo jëm ci wàllu communication ñoom ci seen bopp ñoom am nañ ci doole ba nga xam ne ñoom ñoo ñuy jaarale yoon naan ñu defe leen nii bu ngeen bëggee seen message jaar donc USAID NEMA ñu ngi leen di remercier seen directeur yi nekk foofu di remercier ma ci tudd Hawa Talla sama sœur Hawa Talla vraiment chaque fois neex tour Hawa tout le temps daan ma non docteur Mati yow loo bëgg rek yow dafay daal di jàll donc ma leen di remercier Maguette Bey di remercier aussi Awa Cheikh également ñi ñu jàppale Awa Cheikh Sey ñi ñu jàppale donc ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier comme ni nga ko tuddee suñ yeneen partenaires yi nga xam ne bu ñu waree ñëw fii aussi ñoom la ñuy toogal di jàmbat pour xool naka lañ koy war a doxalee ba mu dem donc ñuy remercier également may remercier waat sama waa direction surtout sama waa division alimentation nutrition bu nga xam ne ñoom conception bi yëpp mën naa wax ne base bi ñoom la Ndeye Massa Ndour moom laa ko dénk moom moo ci yëngatu yeneen ñi fa nekk également di ko ci jàppale ma leen di sant ñuy sant également suñu directeur Omar Sarr mi nga xam ne moom daf ñu jox carte blanche nañu dem leen lu ñu bëgg a def daal danañ ñëw tàgg ko mais naan am naa confiance ci yéen dem leen dafa xam ne lépp lu baax la macha allah dafa am rek ñu ci sama xel dem ndax boo demee tugal yóbbante la da nga ko yóbbaale doonte xam nañ ne am na benn wàll bu fi ne boo demee tugal nga nekk en état moo xam avant ak après assistance sociale bi danay ñëw mën di ñëw ba sa biir kër dëgg la ñun am na ñuy gor ak ki bàjjan ak yu kenn xamul na ma yàlla baal du yu kenn xamul maanaam li ci topp yëpp macha allah waaye bu ñu dee gisante xale yi ak assistance sociale yeeg yooyu daf ci baax lool dana ci am wàll bu mu defar exactement d'accord nga ak man ndax ma bëggoon ko ci laaj yóbbaale laaj boobu ndax yéen a ngi ciy gën a dugal bàjjanu gox yi ak fan ngeen toll ci seen liggéey ak ñoom loolu lañ leen apporter loolu lañ bala maa répondre loolu sax damay ñëw encore di dellu di gërëm lii nga xam ne mooy cellule promotion bi nekk direction de la santé de la mère te ku ñuy wax Massamba Coro Sall jiite ko ku ñuy wax waaw ñëwoon na fi daaw docteur sama benn collègue docteur Fatou Fall di ko si jàppale Jaat Fall Ndoye di ko si jàppale donc ñoom ci seen bopp ñoom ñoo nekk lien entre ñun ak bàjjenu gox yi ñoom ñoo gën a liggéey ak bàjjenu gox yi nag def nañ fi liggéey bu am solo ci pàcc boobu parce que bàjjenu gox yi lépp lu nga xam ne santé de la mère la et de l'enfant dañ leen ci tënk ba nga xam ne ñoom bu ñu génnee ñoom ñooy wax ak population bi donc je pense que 42% yi ñu am nii ci taux d'allaitement maternel aussi ñoom am nañ ci wàll bu baax a baax parce que ñoom ñooy dem di tasanteeg balaa ñoo egsi ci hôpital balaa jigéen ñi egsi ci hôpital bi ñoom la ñuy njëkk a gis ñu naan leen defe leen nii jaar leen yoon bi donc ñoom it ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci taxawaay boobu nga xam ne ñu ngi koy taxaw pour jàppale li nga xam ne mooy wér-gu-yaramu yaay ak wér-gu-yaramu doom ñun tam comme les murs yi dañu am ay murs yi dañu am ay nopp mbay itam gis nañu liggéey bu rafet ba mu cay def ak Mouhamed Diop noonu la defe naa ñooñu itam ñu ngi leen di remercier bu baax a baax da ngeen di ñëwaat leen li wala parce que question yi des na de waaw des na mais ñoom suñu ay partenaires la ñu yoo xam ni ay ca bismillah dafa am ay xeetu jigéen ñi dañoo bari te wuute nit sax ci boppam am na ñoo xam ne
mën nañu am doom yi mënuñoo nàmpal. am na ñoo xam suñu amee doom tamit duñu am soow. am na ñoo xam ne dañu am ay maladies des douleurs mammaires. ak am ñoo xam ne dañu am seen weer des tumeurs mammaires. yooyu ñooñu naka la ñuy def. waaw ñooñu xam nga bu ñu waxee ne que par exemple nit ki mënul nàmpal toujours am na lu ko motiver. dëgg la. mën a nekk une motivation personnelle jigéen ji xalaat ne que man su ma nàmpalee sama ween bi dafay wadd su ma solee sama taille basse du feeñ du rafet et cetera yooyu tamit am na li ñuy wax suñu assistants sociaux yi. am nañ ci wàll bu bëri bu nga xamante ci mën nañ ci parce que jigéen ki tant que feebaroo rek mën nga nàmpal parce que nàmpal cycle la il suffit juste sa doom bi laal cus bi. réflexe bu déclenché ñëw ba ci bopp bi bu ñëwee ba ci bopp bi lii créer soow bi daal di lancer. ci biir ween bi soow bi daal di génn. deuxième chose bi ñi nga xam ne mënuñu ko parce que am na lu leen gàllankoor ñooñu malheureusement au Sénégal loolu mun amu fi. parce que ay perception moo tax amu fi. mais am na yeneen dëkk yu mel ne Cap-Vert ñu nga xam ne dañu am banque de lait comme ni ñu amee banque de sang. noonu la ñu amee banque de lait ñooñu par exemple seen doom yi mën nañ profité ñu leen di continuer nàmpal foofu. mais bu fekkee ne que fii la. nga xam ne loolu amu fi peut-être que dans la famille. loolu gis nañ ko ku nga xam ne peut-être yaay ji dafa faatu mag ji moo ko nàmpal wala rakkam moo nàmpal doomam fekkee ne nag dem nañ ba xam ne que vraiment mënul te mënul bu boobaa mën nañu permettre. jël li fi sës. mais même li fi sës. sànq am na lu mu wax ne ñu ngi koy dañ koy defaraat. codex alimentaire daf koy normer. dëgg la ba nga xam ne dañ koy teg ci yoon ba nga xam ne ferñeent yi ci war a dem. da nga xam yan façon la. ak fu mu jóge ak nu mu toll. ba nga xam ne xale bi bu ko jëlee du ko gàllankoor. loolu moom dernier recours la. vraiment buñ xoolee ba xool ba ñàkk pexe. dernier recours léegi dañ doon wax ne que jigéen bu nga xam ne. dafa am doomu jàngoro sida. du nàmpal. mais loolu léegi jóge na fi. loolu dañ na. ndax sida bi itam dañu koy faj ba mu yem fa mu yem dootul yokk. dootul yokk te dootoo wàll. léegi douleur mammaire yi. non douleur mammaire yi maa ngi sama xalaat xam naa yaa ngi wax engorgement mammaire mooy xale bi li mère yi di wax xale bi daf ma géex. loolu bu fekkee ne dal na la xëy na peut-être ci benn ween bi da lay dal. mën nga ko nàmpale beneen ween bi mais yow aussitôt bu la dalee da ngay dem hôpital soo demee hôpital am na ay xeetu faj yi nga xam ne mën nañ la ko faj ba nga xam ne loolu dafay deñ bu deñee nga continuer di nàmpal sa doom. donc lépp lu ci am rek il faut que nga laajte c'est vrai que ñu bëri dañuy toog duñu xam dem jël ay yenn garab naan damay bàcc ween bi damay def lii damay def laa c'est parce que tout simplement dañu xamul mais boo xamul da ngay dem ci structure yi nga xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey. nga laajte dem ci bàjjenu gox yi relais yi nekk ci koñ yi nga laaj leen en tout cas ñun ñu ngi renouveler suñu disponibilité à toute la population de jour comme de nuit chaque fois que soxla nañ ñu buñ ñu woowee pour laaj ñu dinañ leen tontu. reportage yu rafet yi ñu fi wane itam te mu wax dëgg yàlla leeralal ñu mbir yu bëri may fàttali ne waa SNEPS ñoo ko def noonu la de. waa SNEPS ñoo ko def ki ko dirigé nag moom di docteur Kémo Diédhiou moom itam wax dëgg yàlla ngërëm ñeel na ko. numéro vert bi nag bu leen ko fàtte mooy le 800 00 50 50 800 00 50 50 ajaratu ma mi du ma bëgg pare. te bàyyiwuma la yow itam nga wax sa dernier mot. mi ngi noonu gis nga sax li docteur Mati di wax sànq ba léegi. mooy booy nàmpal boo jëlee sa teeylu ndax gis nga mag ñeet liñ fi bàyyi woon. bu ñu delloo cosaan ak aada rek gis ko. dañ la daan wax boo bàyyee sa xel sa doom ci buy nàmp. su géexee nga ne ko nàmpal sa géex. mu nàmpaat ko affaire ba fa lay yem. mais bu fekkee ne nag da nga cee boole teel ak talax. wax fa dëgg yàlla sa doom ju jigéen màgg rek xool la ree nga ree. dafa neex sa doom ju góor màgg xool la nga ree dafa neex te doom am na nu muy bëggee yaayam. comme foofu lay jógee nañ ko koy teel di ko jox ndax ku sañoon boo juree mu bëgg la. waaye itam jur sa doom xool ko mu fangee lu ko teg titin. mën naa ñàkk de te titin dañuy fangeeloo xale yi. titin men. waaw day fangeeloo xale yi. Eva noppi na bàyyi ma noppi rek te waaf. titin damay insister rek ci li mu wax noonu parce que am solo la. titin aussi ku ci mel ni bàjjan Ami Sey dana naan bu leen naxee lii seen doom yi dindi leen lii. lii naxee mbaay la. non seulement da leen di fangeeloo. waaw mais. aussi day tax ba nga xam ne comme ni nga ko waxee xale bi dootul am sensation de faim boobu. parce que mi ngi màcc. naxee mbaay naxee mbaay. mu daal mu foraat màcc. jàngoro topp ci. heure bi nga xam ne doon na war a ñëw di xëccu yaayam pour nàmp. boo ko joxee tétine bi rek danaa nemm.
donc période boobu du nàmp donc day daal di indi. gis nga li ñu war a bàyyi xel dafa bari. dafa bari bu weesee tëtin bi sunu doom yi seen jeu yee leen gënal seen yaay. boo nee sa yaay day tukki pour 2 ans tegal nañ la machine fii da ngay foo. mu ne yaay demal te ñëw. boo moytuwulee du la gunge. et sooy wax ak ñoom duñ la dégg. il faut ñu te li ci doy waar ma boole ko ci. jeu boobu yaa ngi koy jëndee 300 000 francs. 300 000 boo xam ne da ngay jël sa njaboot di ko ci lor ndax nii la ñuy def scotché ci télé bi yal na nu yàlla jàppale daal. bu nu delloo cosaan ak aada du nu réer. sunu yaay yi dañ daan nàmpal ba pare desee taar rafet loolu nga dégg ku la naan man am naa juróom benni bant macha allah boo ko gisee mu gën a taaru karaw ga gën a sax yaram wa gën a rafet. war nañoo dellu cosaan docteur lan ngay tàggatoo. man daal Eva maa ngi tàggatoo di leen remercier. te dikkaat fii nu mu gën a gaawee. di leen remercier à l'endroit des belles-mères parents yi gardiens yi. di leen remercier di remercier tout le monde suñu partenaires yi di remercier ministère de la santé. di lancer comme ni ko Ndoye Bane waxee benn message. di leen wax ne que nàmpal. dëgg la comme ni ñu ko waxee mooy le bon départ pour l'enfant. di wax sunu borom kër yi. nañuy jàppale seen jabar yi di gunge seen jabar yi di leen soutenir pour ñu mën a nàmpal seen doom yi. di wax ñi nga xam ne ñooy bàjjan yi. ñooy maam yi nekk ci kër yi. ñu jàppale aussi seen goro yi pour ñu mën a nàmpal seen doom yi te ndox mi nga xam ne dañ koy joxe ñu bàyyi ko. ñu arrêté ko ndox mi amulul njariñ xale bi. di leen wax ne tamit ne nàmpal. dina tax xale bi yaayam du jaabante lu bari hôpital. très bien. donc loolu lu am solo la te di leen wax ne que ci biir nàmpal boobu ci loolu la maam yi mën a séentoo seen sët yi suba ñu doon sax président de la république. amiin yaa rabbi amiin parce que dinañ am intelligence bi ci war. jërëjëf donc maa ngi remercier ñëpp di renouveler waat sama remerciement à l'endroit de USAID NEMA. jërëjëf waxtaan bi macha allah am na solo. Adja Linguère lan ngay tàggatoo. xanaa dellu di wax ne tay baas bu jekk te ngay jaabante hôpital moom bu yàggee nga ñaaw ndax naaj bi dina la lakk ba nga ñuul ko. da ngay dellu si de. bëgg toog ci yii. tooj sa tay baas naan dama koo pompé dama koo tooj dëkkee jaabante hôpital bu yàggee naaj wi def la nga mel ne xanda nduurub timis tooj ba lu muy jariñati dellu di wax ne waa Sénégal kenn gënu leen ñi ngi leen di tàggu dem ba altine incha allah ñu dellu si waat di wax nag mami famille maa ngi leen di gërëm bu baax a baax les amis de la Linguère itam kenn amul seen fay tey daal sama gone yooyu tey yéen a ma saf maa ngi ci yéen xam leen ne maa ngi ci yéen te am Mouhamed Gaye mi président bi fële ca Touba di waajal anniversaire am le 31 Mouhamed man fii laa la def ndax ba nga ñuy bëgg maa ngi Ndoye Bane booba dara xewagul woon Eva kon ba leen na ma ci utal place tuuti ma daal di non boole na la ci yaa nga ca biir Ndoye Bane merci Eva merci à toi félicité bu baax di félicité waa ministère bi yëpp di ko commencé ci ministre bi ba ñëpp ñi nga xam ne ngi jox ci wér-gu-yaramu xale yi di wax yaay yi nañu bàyyi WhatsApp beeg Facebook bi te nàmpal gone yi tey jox ween wi ka ko moom. waaw loolu daal loolu ñuy jox ween yi. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur xam nga démocratie amul ci plateau bi lii yaa tax dañ jox ween yi ñàkk ka ko moom. waaw kañ yaay yi dañ jox ween yi ka ko moom bébé bee ko moom. jërë ngeen beneen bi mooy nañ bàyyi WhatsApp beeg Facebook bi tey nàmpal gone yi tey jox ween wi ka ko moom. waaw Ndoye Bane tàggoo bi mat na macha allah. voilà c'est ça jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi nee naa leen Ndoye Bane dama koy déglu ba ca kanam mu yàgg tuuti dootuma ko déglu léeg-léeg mu wax ma ni ko gongo léeg-léeg mu wax ma ni ko man faalew ma la kookoy Ndoye Bane waaye lépp loo xam ne rek daf ko fi indi moom itam dafay am solo ñu ngi remercier bu baax a baax ajaratu Awa Sey mu baax mi moom itam wax dëgg yàlla mi ngi woon ci wetu docteur Mati Diagne di ko jàppale du nu lim ndax ba ma ko laajee ci suba nee na ma awa daal yëf yi bloc la ñun ñëpp ñoo ci nekk di liggéey waaye Mati dafee teewoon daaw teewaat fi ren nekk sunu xarit ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla itam ñi nga xam ne ñooñ la ko yàlla booleel mu bokk ak ñoom liggéey Mia Ndour góor baax na jigéen baax na yow itam gërëm nañ la macha allah gërëm équipe bi nga àndal yépp di remercier nag Eva Tra mi ngi remercier Bamana Couture ci mbubb mu rafet mi nga xam ne daf ma ko ñawal nee naa bànneex laay am di sol seen yére mën na ma koo sol guddi mën na ma koo sol bëccëg fu ma neex rek ma dem ak moom et c'est intemporel ñoom ña nga nekk ci 33 821 64 72
33 821 64 72 te fi ñu toll ci jamono mooy dañuy jël yére tubaab bi boole ko ak yére africain bi bu ko defee mu doon benn sant naa leen gërëm leen jox nañ leen rendez-vous incha allah altine waaye bu leen fàtte mukk soxna yu baax yi nàmpal leen xale yi bu ngeen leen nàmpalee danañu wér yéen da ngeen wér noflaay dana am ci kër ga bu ko defee lu ngeen yóotu jot ko macha allah.